alhamdulillahi wassalaatu wassalaamu ala alxabibi almustafa wa ala al ali wal asxaab. mbokk yi ñi ngërëm yàlla mi nu may ñu fekke waat àjjuma ànd ak wér tal ñaan yàlla na ko yàggal lool. di leen di nuyu yéen ñëpp ci seeni tur ci seeni sant ci seeni daraja. di leen di nuyoo lislaam assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. dafa am la kilifa gu waxoon ci jamono moom ci alxaaj Malik la radiyallahu anhu mu wax ni hada zamanu sukut wa luzumil buyut qaa'ilul xaq yudrabu bin nabut. mu ne woon jamono ji ñu nekk jamonoy noppi la te sa làmmiñ ak toog ci sa kër, ndax kàddu dëgg ku ko yëkkati rekk ñu dóor la bolle. fi ñu toll nii nag dafa mel ni ci jamono yooyu toll nañ ci jamono yoo xamante ni nii dafa mel ni dañu naan la waxal li neex nit ñi walla nga noppi. te pour noppi loola dañu yëkkati ay kàddu yu rafetul, ay kàddu yu ñaaw, ay kàddu yu violent, ay kàddu yu tilimal deru gor, yëkkati ko teg ko ci kaw ñi yëkkati seen kàddu goo xam ne wuute na ak kàddu li ñu bëgg a dégg. waaye jamono ju mel noonu lu koy gën di faral di indi mooy jamonoy parparloo. jamono yooyu nag bu yegsee jullit daf ci war a am taxawaay ak nekkiin, ndax jullit dafay seet li nga xam ne moo gën, li nga xam ne moo baax, li nga xam ne mooy defar ak li nga xam ne mooy dëkk, te bañ a seet rek li nga xam ne moo neex nit ñi. lu tax? ndax nit dadul jeex. nit bu ko yàlla xasee ba sàkk jeex na ci moom, dootu fi jeex, dootul jeexati. lu tax dootul jeex? ku tuxu dugg biir ba mel taxul nga jeex, taxul say mbir jeex, ndax xaalidiina fiiha yi inna alladina amanu wa amilu salihati ulaika hum xayrul bariya jazaauhum inda rabbihim jannaatu adnin tajri min tahtiha al-anhaar xaalidiina fiiha, dañ fay nekk éternellement. mais inna alladina kafaru fu ñu jëm naaru jahannama, ñoom itamit xaalidiina fiiha dañ fay nekk éternellement. donc doomu aadama bu ko yàlla xësee ba sos rek dugg na éternité. imma mu dugg éternité bu positive, imma mu dugg éternité bu négative. te li ëpp nag ci li nga xam ne moo ñuy dugal ci éternité wu safaan bi kàddu la, ndaxte ci kàddu yi ci la jëf yi di sosoo. kon dafay baax jamono ju mel noonu bu ñëwee ñun ñi nga xam ne dañu jullit lañu ñu mbubbuwoo alquran, jël ruuxu alquran muy dundal sunuy kàddu di dundal sunuy jëf. ruuxu alquran nag mu ngi ci li yàlla waxoon yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam, inna sa nulqi alayka qawlan thaqilan. dinañu wàcce ci yow kàddu goo xam ne kàddu gu diis la. lan moo ko diisal? mooy maanaa yi nga xamante ni moom la ëmb. lan moo ko diisal? mooy njariñ yi nga xamante ni moo nekk ci biir. moo tax ngir ñun jullit nu bañ a topp waxi ngelaw. waxi ngelaw mooy wax joo xamante ni amul maana, amul njariñ. ngir suñuy jëf nekk jëf juy jariñ doomu aadama, nañu fexe ba ruuxu alquran boobule gunge kàddu yi, gunge jëf yi ci
xel mu sell ci yéene yu rafet ci jëf joo xam ne dañ ciy sàkku ngërëmu yàlla. ngir loolu nekk moo taxoon borom bi subhaanahu wa taala doon ñu wax ca suuratul xujuraat yaa ayyuha alladina amanu ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla in jaakum faasiqun bi naba'in fa tabayyanu ab yàqkat bu leen indilee benn information mu ne na ngeen ko seetlu segg ko te ngeen def ci ndànk. malheureusement ñun jamonoy jooni jooni la ñu nekk, jamonoy instantané. jamonoy jooni jooni nag fa tabayyanu dafay jafe, maanaam digérer information bi sax dafay jafe ndax flux bi nga xam ne moom la information yi di ñëwee te ku nekk tu veux être à jour de l'information, mais est-ce que tu es à jour de ce qui est juste? te pour être à jour de ce qui est juste fa tabayyanu moo koy indi, seetlu moo koy indi, def ndànk moo koy indi, settantal moo koy indi. nun jullit waruñu ñu bokk ci tëll marajax joo xamante ni bu ñu ko toppee danañu rajaxe dundu jàmbur. loolu la alquran di wax in jaakum fasiqun bi naba'in fa tabayyanu. pourquoi? an tusibu qawman bi jahalatin. ndax bu ngeen defee ndànk teey mën na am ngeen rëcc bañ a lor nit, bañ a gaañ nit par ignorance, par erreur, par inadvertance. ba pare wëlbatiku nag fa tusbihu ala ma fa'altum naadimin, wëlbatiku bu wéree ni loolu jubul woon wérul woon ngeen di wëlbatiku di rëccu. jullit yi ñu doon yàlla nu ko yàlla nangul, dañu war a fexe ba li Seydina Omar waxoon mu bañ a nekk lu ñu mën a vérifier dans notre pays, dans notre société. Seydina Omar dafa waxoon ni iza arada allahu bi qawmin su'an manaxahumul jadal wa manaahumul amal. mu ne yàlla bu naree seetaan am réew, yàlla bu nu yàlla seetaan ba safaan tasaaroo fa, daf leen di bàyyi polémique yomb leen, dispute yomb leen, dàgge yomb leen. te bu leen loola yombee daf leen di empêcher ñu am motivation jëm ci jëf, jëm ci liggéey. loolu nag yàlla na ci yàlla musal Sénégal, musal ci waa Sénégal. jamono junniy mel parparloo gi dana dem ba kenn dootul maandu nag alquran moo ko indi. maandu mooy lépp lu xew-xew bu mën di am bu ca jullit di àddu mu demee ci ak ruuxu alquran. te ruuxu alquran foofu mooy ak loo ñàkk a jubóodikoo ak ki nekk en face de toi, lu ngeen jubóodikoo sa adversaire, lu ngeen jubóodikoo alquran mu ne donte sax daf la kar fekk yaa ngi jëm juma, mu kar la, dóor la, mbëkk la, tere laa dem juma, xam kooku tereel na lu rëy. bu ëllëgee boo waree seede lu jëm ci moom alquran mu ne na nga ca maandu. mu ne wala yajrimannakum shana'aanu qawmin an sadduukum anil masjidil xaraami. ñooñu nga xam ne dañ leen empêché ngeen dem julli ji ca masjidul xaram, ca kaabatullah al musharrafa. mu ne mer mi ngeen leen mere, adversité bi dox ci seen diggante, mu ne wala yajrimannakum shana'aanu qawmin an sadduukum anil masjidil haram an ta'tadu. bu mu tax ngeen agressé leen, bu mu tax ngeen violé règle yi. wa taawanu ala albirri wa taqwa. ca feneen ci alquran mu ne wala yajrimannakum shana'aanu qawmin ala alla ta'dilu. loo jubóodikoo ak doomu aadama bi,
loo jubóodikoo ak sa mbokk loo jubóodikoo ak sa dëkkandoo loo jubóodikoo ak ki nga xam ne moom ngay jaamaar lool wala moom ngay xëccool nee na loolu bu mu la teree maanu wala yajrimannakum shana'aanu qawmin ala allaa ta'dilu mais daf ci teg leneen mu ne i'dilu mu nekk un impératif maandu leen i'dilu maandu leen huwa aqrabu lit taqwa moom moo gën a jege ragal yàlla moom moo gën a jege ni bàyyi nga yàlla xel mu teg ci wattaqullah bàyyi leen yàlla xel inna allaha xabirun bima ta'malun bu leen fàtte keroog wax leen leen ni raqib ak atid lu ñu wax bind nañu lu ñu def bind nañu te ëllëg la jëm bu ñu joxee le livre des comptes ñu fekk ci ay yu sew ñu naan maa li haadal kitaab téere bi laa yugaadiru kabiratan wala saxiratan bàyyiwul dara bàyyiwul saxira bàyyiwul kabira maanaam bàyyiwul lu sew bàyyiwul lu dijj lépp inscrire na ko kon nañu bàyyi xel ci li alquran wax dans l'adversité soyons équitables mu teg ci ni ku sa ngëm mat ci lii di maandu dans l'adversité koo xam ne toppuloo sa bakkan tu n'es pas esclave de tes passions ci parparloo gi yàlla mu ne dig na la te ku nekk xam na ni yàlla lu mu diggee mooy dëgg xam ngeen ëllëg seytaane day taxaw gaa yi di xuloog moom mu neen leen maa ana bi muus rixikum wala antum bi muus rixiya mais bu leen ma gëdd man tam gëdduma leen bu leen ma gëdd man tam gëdduma leen lu ñuy waxante inna allaha waadakum waadal xaq yàlla daf leen dig te li mu leen dig moom mooy dëgg man ngeen topp ma wa waadtukum waaye fa axlaftu mawidi te man li ma leen digoon xam ngeen du ma ko defuma ko kon nag falaa talumuuni ne me reprochez rien wa luumu anfusakum prenez-vous-en à vous-même bu leen ma yedd leen seen bopp yàlla nag mu ne ci alquranul karim que ci biir xëccoo yi ci biir jaamaarloo yi ci biir ñàkk jubóodiku nee na ki nga xam ne gëm na topp lii mu wax waada allahu alladina amanu wa amilu salihati lahum magfiratun wa ajrun azim ñooñu de yàlla dig na leen njëggal gu mat sëkk dig na leen ni tamit ab yool ab añ ab yool rémunération bu màgg te yàlla bu nee lu màgg rek amul day mais daf ci teg ni ku weddi nag walladina kafaru bi ayatina ulaika asxaabul jahim ñooñu ñu nga jëm safaru jahim yàlla nañ ci yàlla musal mbokk yu tedd yi ruuxu alquran moo war a tax képp kenn ci ñun booy àddu nga bàyyi xel ni li ngay seede li ngay wax li ngay attester li ngay confirmer dafa war a tegu ci mandute donte sax c'est à l'encontre de tes propres parents donte ci sa ñaari way jur la donte ci sa ay mbokk la ci sa ay way jegenaale moo xam ku oom la ku oomal la moo xam ku ñàkk la moo xam ku siiw la moo xam ku tumuranke la moo xam boroom gannaaw gu yàlla moo xam ku wéet moom dong ak boppam la ñooñu ñëpp yàlla mu ne bu seede jotee li tax nga war a topp sa passion walla nga war a ragal ba ñàkk a maandu ca la nga gis ca ñu am ko ca daraja ca xam-xam ca alal ca gannaaw ca yàlla mu ne moom moo leen ko ëppale mu ne kon na nga maandu mu ne yaa ayyuha alladina amanu kunu qawwaamina bil qist ne leen cocc ci kaw maandute shuhadaa lillahi bu ngeen dee seede na yàlla tax mu ne nag walaw ala anfusikum même si c'est à l'encontre de vos propres intérêts awil walidayn wala muy tegu ci say ñaari wayjur awil aqrabin wala sax mu nekk loo xam ni
c'est à l'encontre des intérêts de tes proches parents. in yakun ghaniyan aw faqiran, moo xam barele na moo xam néewle na, nee na fallahu awla bihima, yàlla moo gën a yey ci nga wax dëgg que ci ñoom nga faral leen ci lu dul dëgg. kon nag yàlla mu ne bu leen topp seen passion, ni les passions sportives, ni les passions politiques, ni les passions familiales, ni les passions corporatives. bu leen topp lenn ci passion yooyu la, ni vos propres intérêts. fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. bu leen passion yooyu la ngeen am ci li ngeen bëgg ci seen xol, moo xam sport la, moo xam politique la, moo xam ASC la, souvent ASC na jur passion yu grand moo xam syndicat la. yàlla mu ne fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. bu leen passion yooyu la tere ngeen maandu. nee na wa in talwu, su fekkee da ngeen nekk di wër-wërloo ak dëgg, aw tu'ridu, wala ngeen nekk di opposé wu ci lii ma wax, wan ko gannaaw li jëm ci leneen lu dul dëgg, nee na fa inna allaha kaana bima ta'maluna xabira. li ngeen di def ak a jëf yàlla xam na ko parfaitement. kon mbokk yu jullit yi, ñun jullit ci jamono jummanti doon, jamonoy jongante sport, jamonoy xëccoo pal élection, jamonoy revendiquer sunu ay intérêts matériels et moraux dans nos syndicats, jamonoy teg miraas war ko teg ci ni ko yàlla doxee ci suñu biir famille. jamono yooyu yépp bu jotee yàlla mu ne fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. mu benn passion voilé yàlla, ñu gis intérêt yi tey ba gisuñu yàlla, ba ñu topp intérêt yi tey ba ñu topp li nga xam ne moom mooy li ñu war a doon. mbokk yu ruuxu alquran moo war a nàmpal suñu jëf yépp, parce que jullit la te jullit bii ci Thiès ci Mbour 3 ak jullit bee ca kër maam Alaaji, jullit bële ca Kédougou ak jullit ba nekk Fuuta, ñun ñépp innamal mu'minuuna ixwatun, ay jullit lañu. fa aslihu bayna axawaykum. xam nga ni ko yàlla waxee sax innamal mu'minuuna ixwatun, c'est une déclaration, je vous informe, ak tawkiid, avec insistance, ndax inna bi moo tax innamal mu'minuuna ixwatun. daf leen di yëgal ni jullit ñi ay mbokk lañu, mu teg ci par conséquent fa. su fekkee loolu dugg na ci suñu conscience, dafa am conséquence fa. conséquence bi mooy lan? aslihu bayna axawaykum, c'est un impératif. yéwénal leen seeni diggante comme ay mbokk. te bu ngeen koy def ngeen bàyyi ma xel man yàlla, wattaqullah. loolu nag jullitu Sénégal war na ko yomb, parce que Sénégal dañuy faral di wax ni Sénégal benn bopp la, kenn mënu ko xar ñaar. toujours dañ koy wax. nañu ko gëm, sës ko ci ruuxu alquran, fa aslihu bayna axawaykum. comme benn bopp lañu, kenn mënunoo xar ñaar, kenn waruñoo xar ñaar, kenn mënunoo xar ñaar. nañu fexe ba loolu bañ a nekk slogan, mais mu nekk lu dëggu. ñu sëyale ruuxu alquran ak sunu ruuxu cosaan ci sunu réew, mais même mën nañ ko takkale ak sunu bàkku réew. un peuple, un but, une foi. te loolu boo koy firi rek di dajeeg xadiis yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam, boo koy firi di dajeeg alquranul karim. ndaxte maanaa mi mooy lan? maanaa mi mooy benn lañu, maanaa mi mooy ñoo war a bokk bëgg-bëgg, mooy lu baax, mooy lu rafet, mooy lu yiw, mooy lu jekk, mooy lu jëriñ. maanaa mi mooy
suñu cay dox di dem war nañ caa mën a àndandoo di dem. Évidemment àdduna la yàlla bindee contradiction di am mais ni mu bindee contradiction di am noonu la bindee bu ñuy dox ci contradiction yi ñu doxee ci ak ruuxu alquranul karim te bañ cee doxee ak ruuxu shaytaan. mbokk yu tedd yi, les discours, les informations, les actions. Information yi bu ñu leen dégg rek daal di ni acca baax na. gis ngeen aaya bi ma leen di wax ci suuratul Hujurat, yaa ayyuha alladina amanu in jaakum fasiqun bi naba'in fatabayyanu. yàlla di wax yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla bu ñu leen indilee benn information boo xam ne dafa yàq da ngeen def attention. an tusibu qawlan bi jahalatin, balaa ngeen di gaañ ay nit par méconnaissance, par ignorance, par défaut de vérification. fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin, ba pare ngeen di wëlbatiku nag bu ngeen yëgee ni loolu erreur la woon ngeen di koy réccu. loolu aaya boobu ci jullit la wàcc. donc jullit mën na par erreur joxe une information boo xamante ni war nañu ko vérifier, mais jullit aussi mën na nekk le jouet de Satan. N'oublions pas que Shaytan ñun la gën a bëgg. ñun ñu wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ba pare bëgg koo def muy dëgg ci suñuy wax ak suñuy jëf. ñun la Shaytan gën a bëgg, parce que bu leen fàtte mukk ni Shaytan dafa waxoon yàlla ni ko may ma moo dund ba keroog ñuy wal bufta bi, ba keroog ñuy lem suuf si. yàlla ni ko may naa la ko mu mel ni ku ne ko xaxaa sa gaañ ñi nag tey nga xam. sa gaañ comme man du ma dee, sa gaañ dinaa leen lunkal, danaa leen dëngal, danaa leen dévier, danaa leen détourner, te danaa leen jëlee de tous les côtés, de la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite, ci kaw ci suuf, seen kanam seen kanam. ñooñu fu ñu wëlbatiku dana nu ma fekk. foo teg sa marchandise di jaay ma teg sama marchandise di jaay. te je suis un excellent contrefacteur. xam nga ni Shaytan dafa mën a def contrefaçon. gars yi nekk ci industrie yeeg ci commerce bi ñoom xam nañ ci dara, parce que yenn saa yi su ma jarbaat dafa ñëw jënd Adidas dàll Adidas. nee naay dàll Adidas la jënd mu ñëw indi ko ma xool ko ni ko yow di jëndoo Adidas bi ne ko si tonton kii Adidas la mu ne ko kii de Alidas laa ci biir. Alidas dañu bind ci dàll yi, mais comme yow Adidas moo nekk sa xel booy ñëw rek di gis A bi rek ak DDDS bi rek Ali doo gis sax L bi. noonu nag la Shaytan di defee contrefaçon ci li yàlla bëgg, di la rafetalal lu dul noona, di la présenter lu dul noona. Shaytaane moomu nag nga xamante ni dafa waxoon yàlla ni ko may mu dund ba abadi keroog ñuy lem suuf, moo ni ko woon dinaa lonk sa gaañ, dinaa leen dëngal, dinaa leen détourner. Par conséquent nous en tant que jullit war nañu fexe ba Shaytaane mi bëgg que nous soyons ses jouets, ñu fexe ba du am benn emprise ci ñun. mooy lu ñuy bàyyi fu ñu tollu xel suñu borom subhanahu wa taala ci li ñuy wax. information yi ma leen di wax ni leen ci jullit la wàccoon. jullit moo indil yonent bi benn fausse information ba yonent bi naroo na jëfandikoowee noo xamante ni bu yeggoon du baax. kon c'est le discours qui précède l'action. kon nañu def attention ci discours yi ñuy dégg balaa ñu ciy laxas une stratégie, un plan d'action, fekk na discours bi baaxul, kon action boobu leen du baax. te ma buniya alal baatili baatil, loolu la ñuy wax. dañ ni lépp loo teg ci neen lay doon, lépp loo teg ci erreur lay doon. kon mbokk yi, sunu boroom moo nu sàkk, xalal ñu yoon, jox ñu téere, yónni ñu ab yonent ci suñuy wax ak ci suñuy jëf. mu wax ñu li nga xam ne bu ñu ko defee déggoo ak moom. kon ci jamono yii ñu toll nga xam ne jamono libération de la parole, su dee jamono libération de la parole ñun nañu seet li ñuy taataan fa tabayyanu. jamono joo xamante ni jamono yu parparloo la, sunu borom bi ñu amal affaire mu nañu lu ñu faral nit nañu rester dans l'équité su wax jotee ak su jëf jotee.
jamono bu xëccoo amee kii di xëcc jëm nii kii di xëcc jëm ne restons des Sénégalais li ñuy xëccoo ku nekk la la ca yàlla jox ñu jàpp ni yàlla jox na la ko mais nous restons des Sénégalais indivisibles bu ñu xàjjaloo bu ñu dàqaloo des Sénégalais et des musulmans innamal mu'minuuna ixwatun mbokk yu tedd yi tey la àjjuma bis la boo xam ne ku ci julli ci yonent bi dañ koy exposé yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk yaa ngi julli ci yonent bi ñu ngi koy exposé yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam kon bu nu fàtte bu àjjuma jotee ñuy bareel suñu julli ci yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndaxte julli ci yonent bi ndigalu yàlla la inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi une information confirmée par Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuha alladhina amanu, une interpellation destinée à ceux qui ont cru. Sallu alayhi wa sallimu taslima, un impératif, une injonction. julli leen ci yonent bi da ngeen selmal ci moom kon nag loolu bokk wax allahumma salli wa sallim ala alhabibi almustafa wa ala al ali wal ashab allahumma salli ala sayyidina muhammad من ترى عليه صلوات الخلق وسلم عليه اللهم صل على نبيك عبدك النبي الأمي على رسولك عبدك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه السلام عليكم ورحمة الله.